ñetti député yu nekkoon ci réanimation ndax coronavirus kenn ci ñoom génn na waaye teewul am na juróomi député yoo xam ne itam yëf yi laal na leen bokk na ci benn député bu diaspora loolee mooy li tax ñu demandé ñu def dépistage systématique boo xam ni ñëpp ñu doon fréquenter assemblée nationale dañ ciy bokk ngir kat mën a leeral ak itam xam ci slayal wopp jooje ngir mu bañ a tas ci Sénégal di coronavirus Younoussa Baldé. situation soxol feebar mbas mi ci pencum ndaw réew mi doy na waar ba léegi juróomi cas confirmé lañ fa nemmeeku am ñetti cas yu graw waaye kenn ki di ab jigéen génn na réanimation ci lu soxol député bu bàyyeeko ci diaspora bi te am feebar bi suñuy source di ñu xamal ni rek député boobule bokkul ci l'opposition bi ci alliance pour la république lay milité te ñu fal ko ci liste Europe bi rawatina ci liste bu France bi lu am ba des ci assemblée nationale bu Sénégal virus Covid-19 bi jaxase na yi fii kan moo am feebar bi ak kan moo ko amul laaj yi bëri na kenn wóolatul moromam naam sax ñu ngi dépister député yu ko bëgg waaye suñuy interlocuteur di sàkku rek ñu dépister député yi yépp ak seeni chauffeur boole ci képp kuy liggéey ci assemblée nationale ñu ni loolu dina tax ñu xam exactement ñu am feebar bi te ñu mën leen a jël en charge plénière yi moom ñu ngi wéy di continuer waaye ci beneen format ci fàttali virus bi mu ngi bàyyeeko ci bibliothèque bu assemblée nationale laata muy dugg ci biir hémicycle bi. prise ba dee gaaw na fenêtre ak bunt yëpp boo tëjee du tee mu jàll tuwaxkal la waaye en tout cas information yi ñuy téye loolee le député Mame Diarra Fam di dénoncer la jaadu woon mooy ñu xam ku nekk lu ko dal ak nu mu ko dale maanaam leeral ko ci seen biir ba lépp mat ndax ku nekk mën a jël sa ay responsabilité lu mooy loolee bu ñu ko deful mu ngi demander ay collègues députés ñu jël ñoom seen i propre responsabilité ñu teewlu kook Younoussa Baldé. dafa am loo xamante ne su amee dañ ko war di wax pour mettre député yi ñu gën a mën a sàmm seen bopp ci seen kaaraange gën a mën a jàppale seen bopp ci seen kaaraange mais dafay am yu bëri yoo xamante ne ñoom dañ koy nëbb ñi infecté dañ koy nëbb te loolu du yoon lañ ko wax nit ñi gën a mën a sàmm parce que foofu kenn mënu respecter distanciation sociale yi naqari nañu metti nañu li nga xamante ne mooy su fekkee xamoon nañ ko ba pare nëbb ko député yi lu metti la mais waruñu toog rek nekk au même niveau d'information que tout le monde qu'une députée est décédée parmi nous mais parce que dafa amoon Covid loolu aussi baaxul ak ñeneen ñi ko am mais nañ ko teel a wax. muy honorable député Mame Diarra Fam en tout cas lees ci mën a jàpp mooy ci hémicycle ba marathon budgétaire bi ma ngay continuer Maître Aïssata Tall Sall ministre bi yor lu jëm ci wàllu affaires étrangères moom la ñuy votel budget ci ngoon gi itam nattangoom di Amadou Ndiaye la ñuy votel budget Amadou Ndiaye mooy ministre bi yor lu jëm ci wàllu élevage ak transformation secteur wala moo yor lu jëm ci wàllu artisanat ak transformation du secteur informel. ba tey ci wàllu coronavirus yëf yi nag ma ngay commencé metti nag fi ne moom Sénégal génnatul ci goutte ak deuxième vague bi ndax test bi ñu def tey ak ki ko annoncé sax di ministre ba ci boppam Abdoulaye Diouf Sarr signal fort la test bi wane na 127 nouvelles infections téeméeri nit ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoo am wopp ja 64 cas yi contact la 63 yi transmission communautaire juróom benn ca Fatick juróom ci Dakar am na ñaar ñu ci faatu itam ñu ànd ak Abdoulaye Diouf Sarr. si junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar test yi ñu def téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar am nañ si jàngoro ji juróom benn fukk ak juróomi patient wér nañ am nañu fukk ak ñeenti cas grave actuellement suñu hôpitaux yi ñaari nit génn nañ àddina bésu tey bi. Abdoulaye Diouf Sarr kon Sénégal nga ci 16000 mu ngi ci 16893 cas bu fi wopp ju duggee ak léegi ca ñoom am na 16015 yoo xam ne wér nañu am na 532 yu nekk ci sous-traitement bu ñu seetee itam ñi faatu fi nekk nii daanaka xaw naa takku waaye lu mooy loolu itam am na 14 cas grave wala ñi faatu ngi ci 345 fi nekk nii tembe diwaanu Daara Jolof la ñuy dem coronavirus dal na fa ñetti nit ci lu yées benn weer am na ci ñaar ñu waxoon ni wér nañu ginnaaw bi da leen a songaat kenn ka ci des doon ki leen ñetteel am na juróom fukki at ak ñeent mi ngi ko amee ci transmission communautaire muy xamuñu fu mu ko jëlee
ñu fekk ca Linguère Mass Ndiaye. coow laa ngi wéy di lëmbee si diwaanu Daara Jolof la ëlëm xelu askan wi mooy si ab diir bu gàtt benn weer donc fukki fan ak ñeent si weeru novembre ba fukki fan si weeru décembre ñu nemmeeku fa ñett doomu aadama yu am doomu jàngoro bi di coronavirus ñaar ñu jiitu am ko si bisab gaaw yam ak fukki fan ak ñeent si weeru novembre sa Deyali ab commune bu tolloog fanweeri kilomètre ak Daara Jolof ba ñu leen beree si seen kër si ab diir bu gàtt ñu jot a wér péng ñetteel bi si bisab alxemes nëga ni démb lañu ko nemmeeku ndaw la am juróom fukki at ak ñeent cosaanoo commune bu Daara Jolof ay jafe-jafey xol ak yaram bu yéeme moo tax ñu rawale ko sa béréb ba ñuy làq aji corona ji sa diwaanu Louga lu ñu mel indi na ak tiitaange si Jolof moo tax autorité yi di sàkk askan wi ñu respecter les gestes barrières Daara Jolof Mass Ndiaye Zik FM. Mass Ndiaye maa ngi lay jaajëfal vague bu bees bi ci contamination Covid-19 sabab na ministre de l'intérieur jël na benn dogal bokk na ci muy ñu respecter mesures barrières yi di takk masque ci place publique ak privé yi ak itam ci marché yeeg bérébu jaayukaay yi am na yenn rassemblement ki bérébam dañuy dakkal bépp activité bu fay am loole nag askan wi rafetlu nañu ko donte am nañu joxe xalaat ci ni mun nañu respecter mesures barrières yi waaye itam faaw ñu bàyyi fin d'année bi ndax dara du santé. reportage Ndeye Khady Diouf. ci bërëb bi muy faral di ndekkee lañu ko fekk mu daal di takk masque mu muur gémmiñam ak bakkenam Thérèse Victoire Sène mi ngi wàccoo ak matuwaay bile. que affaire dafa commencé yokk te xaaruñu ko woon. ñenn ci ñu fekk ci bërëb ba sax di xamle ne matuwaay yi nga xamante ne jëwriñ ji ñu dénk kaaraange biir réew mi daal dina ko jël doon na lu war ngir moytandiku lawinuk jàngoroy coronavirus. bu baax la parce que lii rek lañ mënoon a def pour arrêter ko sinon day gën a yokk rek te ñun lay nar a lor. faut ñu respecter règlement yi parce que boo gisee mu wax rek pour aar nit ñi quoi parce que coronavirus bi dafa demoon ba mel nii dem na mais dafa dellusiwaat il faut gars yi respecter règlement yi quoi ñu takk masque yi. Babacar Dieye di ab taximan nee na moom day def kémt lay kàttanam bañ a muy yàpp di takk seen masque. dem moo si mujj yab naa client mu dugg yégalu la masque ma ne ko yégal sa masque. arrêté bu bees bile dafa rek yemoo ak ñuy waaj a màggal feetu fin d'année yi ñenn ci askan wi gis ni wérgu yaram loo ko jëndee jar na ko. c'est pas parce que da ngaa génn rek fête dafa neex mën nga fête en famille. boo amul wérgu yaram doo mun a dem fête di soirée wala nga dem football ji. ngir dakkal lawinuk jàngoroy coronavirus gi nga xam ne dafa tàmbaliwaat ci réewu Sénégal kilifa yi nekk ci nguur gi dañoo jëlaat ay matuwaay jëm ci takkuk masque gi waaye aaya lépp luy dajaloo ba ci xumbaay ak it mbumbaay. Ndeye Khady Diouf ci diwaanu Tëngéej moom waa service national d'hygiène ñoo jël seen ay matuwaay ngir désinfecter dëkk ba surtout ca gaaru Thier ba waa gaaru Thier ba sax àndandoo ci ak ñoom jël seen ay matuwaay nee nañu lu ñu mën daañu ko def ngir mën fexe ba wopp ji bañ a law foofee ca diwaanu Tëngéej. Cheikh Ahmed Tidiane Seck reportage. ak li jàngoro yi Covid-19 bi di tàmbale ñëwaat nag service national d'hygiène nag daal di jël ay matuwaayam dooralaat ay opération pompe béréb yi nga xam ne ci xàllu mbedd yi la nekk. médecin colonel Maodo Malick Diop chef service national d'hygiène. bépp place yi nga xamante ni c'est public nit ñi dañ fay dajaloo bu bëri. te loolu aussi daf ci bokk gaaru Thier yi. bon te xam nañu virus bi aussi nit ñi lay àndal di déplacé wu. parce que tamit bon seetlu nañu que ni semaines yi passé yëpp cas yi day gën a yokk chaque jour surtout cas communautaire. gis nañu aussi que ni vraiment cas grave yi nga xamante ni jamono amatuñ ko woon sax ñu ngi yokk décès yi aussi ñu ngi yokk donc loolu yëpp boo ko boolee bu ñu def leen nànk rek mën na am beneen vague boo xamante ne si mën na dal suñu kaw te bu dalee suñu kaw bon comme ni ko président de la République waxee kooku dina doon lu métti ci Sénégal parce que suñu économie du ko attan. gare routière bu Tëngéej nekk béréb jumukaay ci ak ndaje ñeel nag askan yi foofee la ñu tànn dalal opération bu mag Falilou Samb jiite garage bi. waaye tam ma ciy profité ci fi ma taxaw di lancer appel sama moromu président yëpp ci Sénégal kenn ku nekk tam fa nga nekk nga jël say matukaay pour xam ni que virus bi mi ngi tàmbalee lawaat nga fexe tam ba jël say matukaay ba mën koo baare. soldat yu sous brigade départementale service d'hygiène takku yéene ne daañu wëyal opération yu ni mel ci yeneen gox-goxaan yi nekk ci biir département bu Tëngéej. Cheikh Ahmed Tidiane Seck Tëngéej Zik FM. Cheikh Ahmed Tidiane ay gu ñu ay rassemblement ak yeneen événement yoo xamante ni bii dafa tënku ci luy dajale mbooloo association des métiers de la musique dañu ko dénoncer te it nag ni gouvernement bi nañu bàyyi discrimination làq doom duma doom gisee pen mi seen njiit la mu sàkk mooy lu tax ñu ay musique kat yi ñu musique alors école yaa ngi dox fonctionnaire yaa ngi liggéeyi lépp a ngi dox te musique itam dafay dundal ay njaboot yu bëri ci Sénégal te it nag kenn gënu leen a doon ay victimes ci Covid-19 kon faaw ñu bàyyi leen ñu liggéey Mambay Ndiaye. dogal bi nga xam ne bàwoon na ci jëwriñ bi ñu dénk biir réew mi jëm ci tere mboole manifestation wala événement feex juróomi fan ci weeru janvier ci atum 2021 loolee de ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu musique mënuñu ko dégg ndax rek mbas mi na mu leen def ba léegi ñu ngi koy dund mu metti si ñoom gise pen dina metti trop surtout ñu suñu dee fàttaliku malgré volonté wu chef de l'État bi nga xamante
xamante ni xëy na peut-être génne woon na benn fonds Covid de 3 milliards boole kook artistes yi. ngi dikkee artiste bu nekk 122 000 ci koo xamante ni mënoon na gagner peut-être au minimum 500 000 francs par mois dafa mel ni que rañ goñ ci géej. dem sax ba ñu jàpp ni kon dañu leen singal yi. du tere marché yi ubbi te foofu ay rassemblement la oto yaa ngi dem rencontre politique yi ñu ngi continuer toujours nit ñaa ngi dem di liggéey seen site di dem seen bureau soit dañuy marginaliser wala nekk une population entièrement à part. doy sëkk na ngir gis pen jàpp ne kon nguur gi faw nag mu gën leen a may nopp. li nga xamante ni moom la artistes yi def malgré que liggéeyuñu ngeen xoolee nombre de clips yi génn ci sensibilisation corona kenn xamul nu mu toll te investissement propre la. il faut que nag ñu mën a yëgal nit ñi nag wax dëgg yàlla ay liggéeykat lañu dañoo yore njaboot. te du yaakaaruñu ci benn compensation. ak dogal bi nga xam ne moom la ñu mujjee jël ñoom jéego ba ñu bëgg njëkk a teg moo di bindaab bataaxal njiitu réew mi yegg ko seen ak mettit. maa ngi lay jaajëfal Mame Mbaye Ndiaye leneen ci wàllu xibaar am na lakk gu metti gu am ci benn entrepôt bu nekk fële ci Espagne lakk googee bu ñu sukkandikoo ci njiital Horizon Sans Frontières bari woon na ay Sénégal yu fay liggéey te jot na ci xibaar sax ni am na 4 doomu Sénégal yu ca faatu. en tout cas gouvernement bi war naa def kéemtulaay kantanam ngir dajale information yi gindi itam mbokk yi ñi daan seen doole foofee te dooni victime ci lakk gu metti googale Mamadou Fofana. bu ñu sukkandikoo ci Horizon Sans Frontières jëye ja nga xam ne moo xew fële ca Badalona ca Espagne daal nekk na loo xam ne lu mat a bàyyi xel la. bilan provisoire bi nga xam ne moom la ñuy jotagum ci ginnaaw lakk bi nga xam ne moo am bërki dem ci foofu ci Barcelone wax nañ ne bëri na trop ñu ci ñàkk seen bakkan ak ñu ci gaañ. en tout cas lu mënti am lu tolloog ñaar téeméeri migrant nag ña nga doon dund ca boobule immeuble ci ay jafe-jafe yoo xam te ni foo ko takk fu ne weesu na ko bu ñu sukkandikoo ba léegi si Horizon Sans Frontières muy naqarlu tamit kàddu yi nga xam ne meeru dëkk boobu daal dina ko yëkkati gannaaw ba jëye ji amee. sotti bi mu tax ma wax ni sax mu nekk des déclarations très racistes parce que accident bu amee ay doomu aadama ñàkk seeni bakkan nga wax ay wax yu jéggi dayoo. Boubacar Seytu noonee di woo kilifa yi Sénégal yi ngir ñu daal di am fulla ak fayda daal di taxaw ci boobule dossier jël si seeni responsabilité puisque am na ay victimes sénégalaises que mu autosaisir boppam via le procureur pour que ñu déclencher benn enquête bu leer moo xam ni non seulement dina déterminer les circonstances du drame mais aussi ñu identifier les victimes. noonee Horizon Sans Frontières di xam la ne dina taxaw fa la bu dë ngir yëf yi daal di leer ndaxte jàpp na ci ne am na ci lu bëri loo xam te ne nii nag kenn waxu ko. Boubacar Seye Mamadou Fofana maa ngi lay jaajëfal ak départ yi am ci coalition bu Pastef foogoon nañu ni xëy na mun naa néew doole déedéet la wax bu ñu sukkandikoo ci Bruno D'erneville mais jiite boobule coalition nga mu jàpp mooy am na yeneen i parti mel ni Congrès Renaissance africaine ak itam mouvement tekkeek yeneen mën naa doon alliance bu dëgër boo xam ni mën naa soppi aw doxalin en tout cas itam laaj nañu Abdou Khadir Sanogo analyste politique la moom itam jàngat na li mën a tukkee ci boobule alliance nanga ko bàkk yokku. coalition jot na mi ngi am dayoo ba tey ne ginnaaw génnu parti Pastef bu Ousmane Sonko bile coalition dalal na Abdoul Mbaye Thierno Alassane Sall juge ba woon Ibrahima Amidou Dème wala sax Mamadou Lamine Diallo tekki naam ñi la ñëpp am nañu parcours ci wàllum politique waaye bu ñu doyloo analyste politique bii di Abdou Khadir Sanogo faaw ñu soppi discours ngir yaay askan wi. kenn ku nekk ak sa jubu bopp wax fa dëgg yàlla ay kàngam lañ xëy na peese nañ lu ci wàllu xam-xam ci wàllu taxawaay mais soo leen jëlee ñoom ñëpp ci natt yi fi weesu wax fa dëgg yàlla moo wax ni am nañ lu conséquent dayoo bi nga xam ne ni dafa wër réew mi yëpp ñu am fa mbooloo am benn maillage bu dëgër ci Sénégal yëpp amuñu ko kam xëy na mën nañ incarner aussi le renouveau alors à ñoom de proposer beneen discours bu bees beneen xalaat bu bees beneen taxawaay bu bees. li am ba des mooy ne dalee ko 2012 ba tey ay alliance mi ngi am ci kujje gi waaye ba tey jile du benn bu ci yëngal nguur gi. tant que ñu ngi gëmm seen bët di wax ni non ñi askan wi wan nañ leen ginnaaw ainsi de suite du sotti donc il faut aussi ñu génn ci plateau de télévision yi pour nag dem ci profondeur u Sénégal pour wax ci dara ñu gëm leen. bile mbootaay bu yees ci kujje gi ndax dina wéy ci jamonoy reconfiguration politique bi ñu toll li ci kanam raw li gët. sorti boo xam ni benn responsable bokk gis-gis def na ko ci Latmingué def nataalam ci nii mooy coordonnateur départemental bu parti bu Pape Diop foofee ci diwaanu Kaolack waa parti ba weddi nañu ko la mu wax moom la concerné la mu ni moom la am ci takk-tel ndomba tànk amu ko ñu ngi commencé tuuma latante ci wàllu jéego jiite parti ak kàddu yu ñuy yëkkati ñu fekk ca Kaolack Aliou Badara Kane. Serigne Momar Soxna nekk ci Latmingué nekkul coordonnateur départemental bu bokk gis-gis Diarra Diaw moom mooy responsable départemental des femmes bu bokk gis-gis. kenn musu koo fal coordonnateur du dara du lenn simple militant la. wax na it ne
ki nga xamante ne kii daal daa woote ne mooy coordonnateur départemental parti bi te nekk ko li mu wax ne Pape Diop fulaalul famille religieuse yi amul. bi nga xamee ne Alaaji Ibrahima Niass mu lew na Niassène doomu maam Khalifa Niass gaañu na nga xam ne wëllëre Pape Diop la woon président Papa Diop Alaaji Ibrahima bu lew na Niassène wëllëreem la mu doxeeti fa dem tukki ji ba ñëw ànd ak président Abdoulaye Wade kon loolu ñu ngi koy laaj fu mu nekkoon bi Papa Cheikh mu bàyyi Niass gaañoo président Papa Diop yónni Met Diaw ñu ñëw fii nii ñu def benn délégation bu baax dem ci sëñ Maye Niass doomu Baye Niass dem jaale gi fas dante ko kóllëre moom diggante moom ak Pape Diop boobu Omar Soxna fu mu nekkoon. ci ndaje mi nag biral nañ ne Serigne Momar Soxna Mile Pape Diop joxoon na ko koppar gu bare ngir mu jébbal ko këru diine yi waaye koppar yooyu le kenn xamut fu mu jaar. Aliou Kane Kaolack Zik FM. Aliou Kane maa ngi lay jaajëfal fukki simila ak juróom-ñeent moo toftalu ci benn waxtu ñu ubbi xëtu sport. Actu Sport. Baye Mante Mboup salaamaaleykum. maaleykum salaam El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. compétition yu commencé maître Augustin Senghor moom daa sàkku ñu def ko ci huis clos. waaw daa sàkku nag ñu def ko ci huis clos gannaaw ministre bu ñu dénk wàllum intérieur nag génne ab bataaxal ni ki démb nag interdire yenn ci ay rassemblement ni ki noonu tamit ci wàllum terrain yi mu mel ne nag Augustin Senghor ci boobu la décision daal moom mu àndu ci benn yoon ndaxte gis na ne nag fu mu toll ni faaw nag ñu reprendre lu jëm ci wàllum compétition yi surtout nag ci wàllum football bi nga xam ne bañ ko ba pandémie bi duggee ci réew mi léegi ñu yëngu nag ci wàllum football bi ñoom ñu ne nag respecté nañ bépp décision bu ñu jël ci yar ak teggin ma gis ne daal nag lu gën mooy ñu amal compétition yi ci huis clos kenn du ko teewe ni ki noonu tamit ñu respecté lu jëm ci wàllum mesure barrières yi ou sinon bu ñu ko defulee rek mën nañ jàpp ne football bu Sénégal moom fii lay jaar nag nërmeelu ba faw caaf mën naa xam loolu moom amul benn sikki sàkk ndax coronavirus ak lu am da koy dicté dëggantaan ci sport bu Sénégal. waaw coronavirus day dicté lu am ci sport Sénégal. effectivement ndaxte soo xoolee nag daanaka lu toll ci fukki at a ngi nii ñu fukki weer sax autant pour moi ñu ajjugum nag lu jëm ci wàllum bépp compétition ñu jàppoon nag ni ki ñaari fan ci weerum janvier ngir nag ñu tàmbaliwaat compétition yi waaye ak yële mesures yu yees ñu jël boo moyul nag championnat bi moom fii lay jaar ñu ajandi ko ba faw ñu ànd ci ak Sadio Abibouka. corona baa ngi woneeti boppam mbas mi ngi won ne rek ni du moromu football waaye nag ndax bi la yoon dañuy bàyyi mu daanaat ñu ndax rek duñu takk suñu fit daal di football comme ni Europe di def bu ñu sukkandikoo ci technicien bi di Abatalib Fall nee na bu ñu nangu communiqué bi ministre de l'intérieur daal di génne football bi dafa war a reprendre. c'est pas normal que ñuy toog ñu naan lëmb sans jouer football tax sport bi rek di ci pâtir loolu c'est pas normal sous région bi ñëpp a ngi jouer te ñun joué wuñu décision bi ministre bi jël nii décision politique la ñoom xamuñu réalité terrain yi du ñu laaj kenn du ñu laaj acteurs yi dañuy ñëw rek jël benn décision boo xam ni c'est politique dafa ne dinañuy régler problème bi alors que ça ne règle rien muy Ligue 1 Ligue 2 ay salariés nañ lu ma 2000 emplois ça fait un an mi ngi sooxee donc ñoom kii yooyu yëpp duñ ko xam. Augustin Senghor mi yor football bi itam sax daal dinay réagir moom mi ngi wax ne document bi bu ñu ko appliqué loolu rek moom mooy rey sport bi benn yoon ndaxte du yoon ñu nar a toog diir gi yëpp te football luñ benn yoon na ci noonu nag même boo ngeen seetloo ci dëkk yi nga xamante ni fa la mbas mi gën a def ay jéeya ñoom sax daal dinañuy tekk yenn dispositif yi ngir rek ñu mën a continuer seeni football. tournoi 4 grands itam dàq nañ ko. waaw dàq nañ ko jëm nag ci wàllum basketball ñu fas yéene ko amal ni ki nag ci week-end bi ñoom nag dañ ko yóbboon ba le 19 bi ñu jëm waaye nag boobu moyul tamit ak yile mesure du am bu ñu sukkandikoo ci président bu fédération sénégalaise bu basketball di maître Augustin maître Babacar Ndiaye bu basketball moom mi la nag mi xam ne nag faaw nag autorités yi jéem a nag xool yan pexe la ñuy teg rek ngir nag ñu mën a reprendre lu jëm ci wàllum compétition yi ci jokkoom ak Sadio Bibouka. dina waa effectivement jafe trop pour ñu organiser tournoi 4 grands bi boo gisee démb communiqué ministre de l'intérieur buy rappeler yeneen arrêté yi ministère de l'intérieur jëroon nga xam ne dañ ci woon tere pratique sport si yenn milieu yi ñun de 12 bi la ñu waroon organiser tournoi bi mais dañoo reporté woon ba le 19 donc xam naa ni fu ne nii dañuy toog rek xaar ban solution définitive moom la état bi jël ak le monde sportif parce que suñu toogee aussi sur le plan interne jeu compétition internationale yi moom mu ngi am au mois de février am na fenêtre bu war a am senior garçon donc il faut ñu xool rek nan lañ mën a autoriser ñu pratique sport en respectant les mesures barrières.
di wax tamit ni fédération sénégalaise bu natation ak sauvetage ñoom ci ab communiqué nag la ñuy xamal ne seen cérémonie bu ñu fas yéene amal ni kii nag ëllëg ngir nag sargal ñu yëngu ci boobu la fédération ak tamit sargalaale tamit seen 60 ans ak ñeenteelu édition journée internationale bu fédération internationale bu natation duñ ko mujjee amal ndax bi les communiqué bu ministère de l'intérieur ngir nag ñu appliquer lépp luy mesure barrière ni ki ñoom tamit dàq bépp rassemblement. boo bëggee dégg-dégg na comme tàggat yaramu Sénégal ci boppam la koom-koomam nërmeelu. comme nërmeelu na ndaxte soo koy xool bëri na tey jëlee ci ay acteurs yoo xam ne lu bëri luñ ci investiroon ñàkk nañu ko ñenn ci nag ci joueurs yi sax soo koy xool ñu si bëri tamit seen ay salaire ngir ñu jot ko jafe-jafe la ñu ànd ci ak jàngatu ndànk ko baka yokku. ginnaaw fukki weer ñu taxawal mboolem compétition ci Sénégal wàllum tàggat yaram bi mi ngi gën di lottu ci feebaru mbas mi ñi ciy yëngu doon dundee yaakaar ci ne daañu tàmbali waat seeni activité ci wàllum tàggat yaram waaye saa si ak ni coronavirus bi di gën di lawee li jëm ci dooraat compétition yi taq na suuf ndax saa si bu dee jiixi jaaxa am na ci risque yi am ci wàllum wér-gi-yaram leneen li ëlëm ñiy yëngu ci wàllum tàggat yaram mooy perte yi nar a am ci wàllum koom-koom muy situation bu compliqué sportif yi nga xam ne toog nañu ay weer yoo xam ne yënguwuñu ci jamono joo xam ne jafe-jafe ci wàllum koom ak li président club yi doon xaar ginnaaw bi ñu amee ay investissement doon lu jaaxal sportif yi li am ba des mooy ne conséquences yi ñeel wàllum mbas mi foo ko nattu rek weesu na ko ndax pertement bu bari la jural sport bu Sénégal te lu ñu mel nar naa wéy ak mesures yu bees yi ñu jël ngir aaye mbooleem rassemblement ci terrain wu sport yi. naan ko bak yokku ñu ngi koy jaajëfal bàyyi ñu wax léegi programme championnat européen tey ci ngoon bu 20h jotee foofu ca France seen fukk ak ñeenteelu bëccëg la ñuy tàmbali 20h Saint-Étienne moo fay dalal ñii di waa Angers ca Allemagne moom jàppal nag fukk ak benneelu bëccëg bi 19h30 ci diggante Wolfsburg ak Francfort lay doon 13e journée Liga bu espagnol 20h Valladolid moom mooy dalal ñii di waa Osasuna ca Série